ñoo leen di may seen revue de presse. pàccu xibaar yi bu mujj di revue de presse bi maanaam li si yéeni kaay dañ ci ànd ak Mantoulaye Thioub Ndoye. dikkati na kawteef day amati na ci réewum Sénégal njombe tiis wu metti libération yéeni kaay ne ma nga amee ci diwaanu Ndar Géej de benn gaal goo xam ni lu toll ci juróom fukk ak juróom ñett ci doomu aadama yu bëggoon dem Espagne daal moo daal di suux yéeni kaay bi ne ma gaal ga suux na ñeent fukk ak juróom benn ci ñu nekkoon ca gaal ga daal dina ñuy réer mër kenn gisu leen am na ci kenn koo xam ni moom ñàkk na bakkanam ba daal dina ñuy gisug néewam waaye daal ñeent fukk ak juróom benn yi moom ba fii may wax ak yow nii xamaguñu ci lu ñu nekk ndax kenn gisagu leen yéene kaay bi ne ma xale yaa ngay dem Barza wala Barzak Vox Populi ne ma tiis wu metti kay ni ki démb la ab gaal goo xam ne dafa daal di fees dell ci ñoo xam ne dañoo bëggoon dem Barça googee kenn ki moom mujjee na Barzak ndax faatu na fukk ak ñeent ñoo ci daal di rëcc ci ñoom juróom-ñett yi ay sénégalais lañu ñett ñi di ay gambien ñeent fukk ak ñett ci doomu aadama jamono ji réer nañu mër kenn gisu leen xamuñu ci lu ñu nekk am na ñenn nag Vox Populi ne yenn ciy xibaar ci weewu bay wuy wax ne fukk ak juróom ñaar daal dina ñuy gis seenu néew yéene kaay bi ne Espagne lañ bëggoon àgg de libération daal dina ma wax la police bi kay yemul ci loolu ndax am na yeneen ñaari gaal yoo xam ni bëggoon nañu dem diggante Ndar ak Thiès la ñu bàyyeekoo woon waaye police bi mat na ba teg ci ñoom loxo ba mu ñoo départ Sud Quotidien ne waxtu woowu daal politique réewum Sénégal ma nga yëngal gësam ndax nag coalition bii ñu nar a taxaw diggante Pastef taxaw Sénégal PDS ak PUR boo moytul dina yëngal bu baax Macky Sall dana yëngal dana ruube te dana mel ni taw moo xam ni dana yéex a sewete lépp di becc ci kaw président Macky Sall alliance le Sud Quotidien na boo xam ne mënees na caa amuk yaakaar de ci élection locale yi ndax alliance bii taxaw na waaye xel ci boppam moo mën a dal ca ñu ne furaas la ñuy ut ci lu bëri ci kaw président Macky Sall enquête quotidien ne Mary Teuw Niane day la ñu tegal siis tay jébbal ko grand place bi moom Mary Teuw Niane bëgg maire Saint-Louis daal dina nag dàquma benn ak alliance man Mary Teuw Niane te nag Mary Teuw Niane xam le ni weesu nañ fu président de la république di waxee ni kii wala kee moo war a doon maire bu Saint-Louis Mary Teuw Niane ne caution bi ñi ngi wax ne bëri na de waaye am nañu farek président yoo xam ne nit arrangé wu leen Mary Teuw Niane ne am na lu ñu manqué ci réewum Sénégal de mooy wëri nag compétence ak expertise ngir mën a développer suñu réewum Sénégal gii 24 heures yéene kaay ne réew mi metti na ba jéggi dayoo moo raw yaram mu màggat foo laal ma ngay metti réew mi moo yor ci nduy bax féppaa ngi tëf-tëfi 24 heures yéene kaay ne moo taxit Malick Gakou dal na ci kaw président Macky Sall ba maar day taali daal dinay dikkaat ci mbënd mu metti mii askan wi dund diggu bët setagul waaye Malick Gakou daal dinay wax ci dund goo xam ne cher na ba jéggi dayoo Malick Gakou ne lii day wane ni koon ne dañuy toñ-toñi rek xamuñu fu ñu jëm tato ne rek lambaatu moo nekk ci réewum Sénégal ni ñu jiite noonu la ñuy def ak askan wi Malick Gakou ne teguñu ay planification yu dëgër yu sérieuse yu ñu war a nag teg ngir joyante suñu gaal gii defuñu ko teguñu lenn loo xam ne mën na indi saafara ci jafe-jafe askanu réewum Sénégal ñoom kay la ñuy def jamono jii moom moo di xool nu ñu amee as tuut gun def ci seen gafa sénégalais yi nag dundin gi metti na nekkin bi metti na ña ngay souffrir askan wi daal daanaka jaxannama la ñuy daal di dund source aanee moo ne day askan woowee ñoo dal ci kaw nag ña nga xam ne ñooy fonctionnaire yi ndax nag fonctionnaire yi ci boppam dañuy dal ci kaw état bi ngir nag ñu gën leen a ñoŋal ñu nekk ci jàmm liggéey ba gën a dox waaye ñoom fonctionnaire yooyee ñooñee la askan wi dal seen kaw ndax nag seeni service doxut yéeni kaay bi dàkkantalee ko ministère de la justice ministère de l'éducation nationale waaye tam ministère de la santé jàpp na ni ñoo ñee di sàkku ñu ñoŋal seenu nekkin askan wi dal na si kaw ñooñee ndax askan wi nee ñu seenu liggéey baaxut des na ñoom fonctionnaire yi dese na ñoo taxawu askan wi las yéeni kaay ne matière gaa nga yëngal moom it de ndax nag ña nga xam ni ñoom la ñu toj seenu kër ba teer ga jaar fa juróom fukki milliards la ñuy sàkku ci nguuru Sénégal l'info ne ñeenti at a ngi ñii ñu jële leen fa ñu nekkoon ñoom waa teer daal di ne ñeenti at yooyee ci nu mu gaawee amuñu kër amuñu suuf amuñu liggéey Ibrahima Cissé ci yéene kaay bi ne mënuñoo nag teg loxo ci suñuy kër mel ni ku nu jaay doole yàq suñuy kër dugal nu ci location ci ñeenti at ñëw nag di nu jébbal ak koppar goo xam ne nii ca bu njëkk ba loolee la ñu waxoon ak ñoom ñeenti at yu ñu luwee nag nuñ koy def duñu ko nangu junni ak juróom benn téeméer digoon nañ koy cantine commerçant yi juróom ñaari téeméer dong ñoo ca daal di noppi le quotidien ne jafe-jafe Sénégal jeexagul de ndax enquête bu rëy la daal di def nag ci wàllu yoru ndox mi ci kaw gi askan wa nag daal di nañuy xam ne ni jafe-jafe yi ñu dund bari na Aquatec CO Flexo ñoom ñëpp ña ngay joxoñ baaraam ak tuuma Ofor daal ni ma ne la jamono ji wax ne dañoo daal di lajj teel na lool la teel te am na day critique yéen kaay moo ca daal di dikk mu xamal ñu ne Dieyna Baldé daal di nañu koy defeere ma nga ca kaso Vox Populi ne
ma directrice tamit bu Sigogne Bleu foofee nga xam ne xale boobee sant ja fa la fàtte woon ba daal di faatu directrice ba ak nourrice ba it daal dinañ leen di teg loxo source a di ma xamal ne Touba day ma ngay waajal bu baax a baax fas yéene nag fàttaliku waaye tam màggal ku mag muy Serigne Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké di xalif bu njëkk bu Xaadim Rasoul direct news ne ma foofee ca Daaru Xudóos nga xam ni foofee la ñuy amal màggal gi foofee la Serigne Touba daal di xaatimoon ak pacte diggante ma ku tedd gi gën di mindeef alayhi salaatu wasalaam kon tey xel yaak jëmm ya ma nga Daaru Xudóos waaye bu leen fàtte ni coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat nañuy gànnaayoo masque yi di jëfandikoo gel yi waaye tam di respecter distance 1 mètre yendu leen a jàmm. on a ay migrants yu doon dem rek fi nga xamante ni moo di Europe moo mujj suux lu toll si fukk ak juróomi nit jot nañ leen a repêché bokk na ci benn néew ñeent fukk ak ñett nit yi si des nag ba fi mu toll ni kenn tegu leen gët maanaam daal dañoo riir ci géej gi jàmmarloo yu amoon démb ci diggante ay commerçant marché Baraka ak agent bu mairie bu Liberté 6 yooyu les commerçants nag liñ ci jublu woon moo di rek fexe ba ñu bañ a rek toj seenu cantine yu nekk foofule tax nag bañ si doon jotee rek ay agent yu nekk ca mairie ba tax ba ñi nga xamante ne rek ñoo di force de l'ordre yi ñoo mujj dakkal yëf yi liggéeykatu Dakar Dem Dikk ñoom itam mer loolu tey sàkku rek ñu audité lu toll si 2 milliards ci suñuy koppar yoo xamante ne rek dañ ko dégagé woon ngir jënd ay pièces de rechange ndax ñoom ci seen bopp jàpp nañ ni ba fi mu toll nii kaar yi nga xamante ne rek moo doon daw foofulee dafa wàññeeku ñaareelu pàcc xibaar yi xibaaru biti réew lay doon ak xibaaru tàggat yaram nes tuut ñu faram fàccal leen ko. Safiatou Bandiaye nekk ci micro bi tàggay ci xarale gi ñu dooraat ko ak jëye bi nga xamante ne rek moo amaat ci large côte saint-louisienne yi ndax nag immigration clandestine benn pirogue bu yeboon rek ay migrants yu doon utali Europe moo suux ci côte saint-louisienne yooyu lee am na lu toll rek si fukk ak juróomi nit yoo xamante ne jot nañ leen repêché bokk na si kenn koo xamante ne nag moom àndul ak bakken maanaam dafa faatu ñeent fukk ak ñett nit yeneen yoo xamante ne ba fi mu toll nii kenn tegu leen bët maanaam daal dañu porté disparu victime yi nag ñu ci ëpp di ay ndaw yu jóge ci quartier Santhiaba foofule ca Saint-Louis dañu bëggoon rek dem fi nga xamante ni moo di Espagne ñu wax ci leneen di jàmmarloo bu amoon ci diggante ay commerçant yu nekk ca marché Baraka ak ay agent yu mairie bu Liberté 6 commerçant yi nag taxaw ne duñu nangu benn yoon ñu toj seen marché boobu leen ndax nag mairie bi moo bëggoon toj boo yooyu les cantines te mu juróon fi coow lu bëree bëri lii di police sax moo mujj intervenir ngir rek dal mujj am foofule. jóge ci ñeent fukk ak juróomi bus parc automobile bi nga xamante ne mooy daw ci Dakar mu ngi doon tourner rek mu ngi tourner jamono ji wala sax mu ngi toll si ñeenti téeméeri oto ci bés bi mu di loo xamante ne rek dalalul xelu liggéeykat yi nga xamante ne ñoo nekk foofulee tey sàkku rek ñu leeral koppar gi nga xamante ne rek dañ ko décaissé woon te mu toll si 2 milliards ngir rek ñu changer ay pièces yu nekk yu ay pour ngir rek ay pièces de rechange te gisuñu fu koppar gi dugg jàpp nañ ni daal leeru leen waa UDT di syndicat bi nga xamante ne moo nekk foofule di UDT 3D jàpp ni rek Dakar Dem Dikk jafe-jafe bi ñu am moo di rek mbirum structure te nag jàpp nañ ni faw njiitu réew mi dugal si loxoom ñoom ci seen bopp nag ñu ngi doon janook taskatu xibaar yi Alsane Balde. ci janook taskati xibaar bañ doon amal nag liggéeykatu Dakar Dem Dikk yu boodu ci syndicat bi di UDT di sàkku nag ñu daal di càmbar koppar yi nga xamante ni nguur gi génnee na ko jagleel ko njëndum ay pièces de rechange jëm ci woto ya ñoom ñoo ñu jàpp nag lu ëpp genn wàll ci yooyu li oto dax jamono ji dawatuñu. waxuñu temps la ko état bi jox pour mu dem jënd ay pièces de rechange mais en tout cas daal waxtaan na ak état bi waxtaan na ak le président de la République pour que Dakar Dem Dikk ñu accompagner ko dans l'achat des pièces de rechange en tout cas li ma wóor te wóor mooy ne moom jox nañu xaalis mu dem jënd ay pièces de rechange mu indi ko mais en tout cas li ma wóor mooy ne de 475 bus au départ aujourd'hui ñu ngi si en moins de 200 bus par jour ñu ngi jënd. ñoo dooleeku si jafe-jafe yi nga xamante ne moom la liggéeykat yi nekkee rawatina ñàkkum cotisation ci IPM yi ak ñoomin seen. plusieurs mois des problèmes de reversement au niveau de l'IPM des problèmes de reversement au niveau de la coopérative d'habitat. lu weesu nag la ñuy sàkku ci njiiti réew mi mu daal di càmbar mu daal di gàddu yëf yi ngir indi ci ay saafara UDT 3D di woote booloo syndicat yi nga xam ne ñoo nekk ci kër ga ngir rek ñu daal di muccal seen boobule bërëbu liggéeykaay.
Alassane Baldé recours cour suprême étudiants yi nga xamante ne dañ leen a dàqoon ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar ndax rek ay fitna yu fi juboon maanaam daal violence dañu dugaloon ñaari recours ci cour suprême bokk na ci nag boo xamante ne dañ ko référé woon ak beneen boo xamante ne ngir excès de pouvoir la suñu sukkandikoo ci yooyu les étudiants cour suprême bi nag daf leen a débouté li ñeel recours bu njëkk bi maanaam daal bi jëm ci wàllum référé bi nga xamante ne rek dañ ko introduire woon ngir rek mën a amal seeni examen beneen bi nag ñu ngi koy xaarandi ñu proposé leen rek ngeen teewlu ci loolu Midou Karamba di kenn ci étudiants yooyu nga xamante ne dañ leen a dàkkoon ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar. dañoo dugaloon ñaari recours mooy recours à référé ak recours d'excès de pouvoir léegi recours à référé bi lan moo nekk positif bi mooy c'était pour une joxe benn décision dans l'urgence moom du annuler décision du ñu attaqué juge bi day xool est-ce que carrément urgence am na te bu fekkee carrément urgence am na moom da ciy prononcé wu maanaam ñu annuler décision bi automatiquement lan moo nekk suñu objectif ñun dañu war a def examen le 26 pour que juge bi mu prononcé wu booy ba mën a def examen parallèlement dañu dugaloon tamit benn recours pour excès de pouvoir moom day annuler décision conseil bi carrément boobu la ñuy xaar bu ko annuler dañuy réintégrer booy yëpp ci système bi te en plus ñoom da leen di programme yeneen examen bu ko annulé wul mooy ñun dañuy tas boobaa. yokkute njëgu dundu gi njiitu borom kër yu bëri nekk rek si njàkkare tey sàkku ci nguur gi mu réguler marché bi lu ci mel ni dëwlin suukar wala sax ay pâtes alimentaires produits yu bëri mën na jàpp ni rek dafa yokk ba jéggi dayo jamono ji ñoom nag askan wi di tuumaal commerçant yi nag ñoom jàpp ni yëf yi du kenn koo xamante ne rek moo ko waral ku di gouvernement bi tey sàkk ñoom itam rek ñu xoolaat bu baax a baax taxe douanière yi nga xamante ne rek moo yokk ba waral lu ñu mel ñu teewlu ci loolu ci Rufisque reportage yu Cheikh Ahmed Tidiane Seck. njaboot yi jamono yi di demee ak jafe-jafe lépp loo xamante ne produit bu jëm ci wàllu lekk la njëkk ya dafa daal di yokku Rama di responsable njaboot moom mu ngay biral ay méttitam. ceeb bi diwlin beeg suukar si lépp a yokk fu mu ne ni moom dafa metti torop sax waaw suñu jëkkër yi moom lañ leen a yërëm soxlaa spaghetti lépp spaghetti vermicelle lépp la ñu yokk couscous bi yëpp la ñu yokk instant yi nii moom dafa tar dëkk bi dafa metti trop mënuñoo boole dépense ak njàngum xale ak yooyu noonu yii di ñëw ci kanam Macky Sall dimbale ñu su affaire bi ñu wàññi ko. askan yi daal di joxoñ baaram jëmale ci ñi nga xam ne ñoo di commerçant yi ñoom si seen wàllu bopp daal di jël lépp nag xëpp ko ci kaw nguur gi ñoom jàpp nañ ni dëkk yi nga xam ne ñoo nekk ci sous-région bi seeni njëg moo gën a néewle suñu réew Thierno Samb jiite antenne départementale bu UNACOIS di commerçant importateur. du ci commerçant yi port bi métti na douane bi seer na lépp seer na fa nga koy jëndee seer na fa kon li ñuy ñaan suñu gouvernement yi mooy pour ñu dimbale population bi moo ñu ji ma wàññi douane bi ji ma wàññi frais port yi pour marchandise yëpp mën a yomb comme yeneen réew yu ñu wër parce que boo xoolee sous-région bi ñoo ñu gën a yombale matériel yëpp lépp luy bagage ñoo ñu gën a yombale parce que tamit dund bi dafa métti Sénégal te bu sañoon tamit gouvernement bi jël ci ay matukaayam yoo xam ne daal nit ñi dañu mën a dellu si waat parce que tamit dund gi métti na métti goo xam ne ñun ñëpp a koy yëgandoo. ay tension sociale mën a jëp nag su fekkee ne rek nguur gi jëlul ay matuwaayam ngir daal di dakkal li nga xam ne moo dikk njëgug dundu gi. Cheikh Ahmed Tidiane Seck Tëngéej Zik FM. Cheikh Ahmed Tidiane Seck yokkute njëgu dund googule sax moo tax ba jëwriñ bi yore lépp lu jëm ci wàllum jaay beek jënd bi di commerce convoqué benn conseil national de la consommation ci talaata gi ñu jëm fanweeri fan ak benn ci weeru août suñu sukkandikoo ci El Mansour Samb te xam-xamam màcc ci wàllu koom faw ñu amal ay waxtaan yu yaa laata rek askan wi di génnal seen bopp ngir saafara li nga xamante ne rek moom la ñuy dund ñu teewlu ay kàddoom ci micro Nonko Bakayoko. 2020 produit yëpp cité woon amul woon demande à cause de la maladie donc loolu day tax produit yëpp day cité parce que demande bu amulee rek prix day wàññeeku donc comme que 2020 y avait pas de demande parce que ñi leen intéressé woon mooy virus bi léegi ku nekk da nga toog seen kër léegi liggéey amatul bi usine ji amul woon production amul woon dara même pétrole dafa demoon ba nekk à zéro prix yëpp wàcce instant yi nag économie day relancé wu fi mu nekk nii donc demande bi day relancé wu et maintenant quand la demande augmente prix day yokk di ngeen xool ne pétrole dana yokk parce que aujourd'hui baril pétrole mu ngi ay $70 ak yooyu te pétrole moo nekk à la base ci produit yëpp donc instant yi lépp mooy yokk moo tax yooyu avant muy am il faut ministre bi concerté wu ak ñëpp parce que duñu xaar rek ba prix yu yokk ñu commencé wax di kaas ak yooyu te le moment ñu préparé wu. conseil municipal bu commune bu Médina di nakarlu assainissement bu bon bi ñu jàpp rek moom lañ leen defal foofule ci seen localité gi ndax nag porte-parole bu conseil bi di sàkku ñu évaluer liggéey yi nga xamante ne rek dañ ko fa amaloon te amul dara lu mu soppi ci jafe-jafe askan wi ci wàllum assainissement tax nag ba Gora Mbaye di ki nga xamante ne rek moo yore kàddu bés bi ñu teewlu ay kàddoom. dégâts yi travaux yi indi même réseau Sen'Eau bi nga xam ne ñun Médina daaw ñu jooy ñàkk ndox tey Médina dañuy jooy ñàkk ndox régulièrement réseau Sen'Eau
complètement détruit réseau électrique totalement détruit réseau routier totalement détruit yëpp tali bi yàq nañ ko courant bi yàq nañ ko ndox mi yàq nañ ko situation bu doy waar lañu noonu ba état mosu fee def dara ban marché la fi état initié fi à la Médina ban état wala ban pro amul fi amul assainissement oui dañ ko def waaye ak dañ koy defee ñu loolu moo ñu metti ca Ziguinchor moom taw bu néew biñ fa nemmeeku moo tax nag ba askan wi nga xamante ne ñoo fa nekkee rawatina paysan yi tiit loolu ci boobule région ngir rek artu li ni mel président cadre régional de concertation des ruraux bu Ziguinchor mu ngi woo autorité yi rek ci irrigation agriculture bi foofule ca Casamance Malamine Sané woote rek lu ni mel ci tournée bu ministre de l'agriculture doon amal foofule ci sudu réew mi professeur Moussa Baldé moom nag mel na ni sax contenté la jëlee ci boobule visite nga xamante ne daf ko doon amal ci ñaari périmètre agricole yi nekk ci département bu Bignona. Abdourahmane Diallo. jëwriñ ci yore wàllum mbéy mi visité na lu toll ci ñaari ci ay périmètre agricole ca Silenkine ak it ca Tendouk nekk fii ci bëtu Saalum réew mi professeur Moussa Baldé ñibbi ak satisfaction bu am solo. dañu am nag mbette gis ne non seulement dafa continuer mais dañu yokk superficie yi ren ñu ngi ci juróom-ñaari fukk hectares. su fekkente ne xelu ministre bi dal na ci nawet bile béykat yi ñoom neneen lañ koy dundee loolee sax tax na ba président bu cadre régional de concertation des ruraux woo autorités yi ngir ñu amal système d'irrigation bu mbéy mi fii ci bëtu Saalum réew mi loolee ngir mën a def face bépp éventualité Malamine Sané. irrigation mën na aussi accompagner agriculture en Casamance parce que ndox nawet parfois du dem ba mois de novembre. ci département bu Bignona constat bi benn la bëri na ci ay ndaw yi nga xamante ne dellu nañu ci suuf si loolee di ab attitude bi nga xamante ne président conseil départemental ba di rafetlu Mamina Camara. te gis nañu loo xamante ne modèle lu baax mooy maanaam ñoom ku nekk dafa fàtte lu mu doon ñu booloo nekk coopérative di béy ay hectares donc loolu vraiment lu baax la. ministre bi di Moussa Baldé jeexal tournée bi ca Ziguinchor ci ab remise bu fukki tracteur ak fanweer ci ay motoculteurs yi nga xamante ne teg na ko ci loxo yi béykat yi Abdourahmane Diallo di jokkoo ak yéen ca Ziguinchor ngir Zik FM. Abdourahmane Diallo ay fan ginnaaw taw yu metti yi amoon ci Dakar ak li ko wër ay localité ba fi mu tollu ñu ngi ci ndox bi lu fu si mel ni rek Joal ca quartier Darou foofu nag askan wi mer loolu jàpp ni rek amul kenn ku leen fekk si seenu jafe-jafe ak seen nakar di menacer rek politiciens yi ne ñu ngi leen di xaarandi rek ba bés bu ñu ñëwee foofu ne dañ fay campagne ñu teewlu ci loolu ki nga xamante ni moo di Seynabou Dieng. inondation bi nga xamante ne at mu jot mu bugg ñoo rey bu ma yemoo de 2014 ba léegi ñu ngi ci métti ak jafe-jafe saagawuñu kenn sukkuñu kenn ŋaañuñu kenn waaye am nañ droit nag wax li nga xam ne moo ñu métti ndax ku fi jaar rek dinañu politique dem te duñu defal dara xoolal bii terrain nga xamante ne tey dafa inondé terrain football bi la suñu jeunes yi am te tey ji bu xat ndox xasee laal suuf dootuñu ci football mukk tant que noor jotul te loolu suñu gàcce la parce que tey jii yoruñu dara bu dul sunu armement mooy sunu lan mooy sunu carte d'identité yi nga xamante ne tey moom la ñu soxla buñu paree fooy ñu sànni ñi loolu daf fiy jeex xoolal ñun bu fi luy jógul ku fi dugg ne élection ñun jëflante kook yow waaw parce que ku ñu jàppale la ñuy wut ku ñu jàppalewul soo fi duggee na carte kenn du la faale dëgg la way xam nga du force ñoo ko moom te duñ ko joxe ñu jóge Joal jëm ca Kolda moom mu mel ni rek levé interdiction concurrent bi la association bi boot union des valeurs et coutumes di rafetlu bu baax a baax arrêté bi nga xamante ne rek moo doon tere sortie concurrent dafa mel ni levé nañ ko ki ko levé di préfet bu Kolda tax nag ba ndaw yi mel ni dañ cee kontaan loolu kon nag li ko dooree démb concurrent mën na génnaat ci commune bi waaye nag laata loolu day am autorisation préfectorale donte sax toute disposition yëpp dañ ko war a jël ñi nga xamante ne ñoo di organisateurs yi li ñeel rek jëm ci respect protocole sanitaire bi rawatina jamono ji nga xamante ne pandémie bi mu ngi fi ba léegi Moussa Sow di coordonnateur association bi boot union des valeurs et coutumes ñu teewlu ay kàddoom ci micro Pape Kadiali Badji. tey jii ñoo ngi am mbégte ak contenté parce que préfet jox nañu kayit buy wane ne léegi levé na interdiction bi loolu ñu ngi koy rafetlu parce que ñun bu ñu interdire kankurang bi ànd nañ ci ak préfet pour mën a xool naka la ñuy organiser kankurang ci Kolda yàlla def ñu def ci ay fora def ci ay jéego yu rëy ñëpp ànd ci donc kankurang day delloowaat fu mu nekkoon ñun par rapport ak charte bu ñu defoon ñoo ngi ñaax xale yi vraiment ñu gën ci tënku bu ñu ko defee maanaam kankurang dinañ ñëwaat fu mu nekkoon dafay wane ne rek éducation
éducation bu ñu doon def ci xale yi moom la ñu bëgg indiwaat pour que kankurang nu mu meloon bu njëkk ba ñu gis ko que vraiment gars yi bu ñuy topp kankurang nañu sol masque te kër yi nga xam ne aussi ñoom ñooy abrité lavage yi ñu fexe ba ñu am au moins mesure barrière yoo xam ne lave-mains ñoo fay am aussi nit ñi bañ a dajaloo ba mu ëpp. xibaaru biti réew dañ koy dooree ci Afrique du Sud ak police sud-africaine bi nga xamante ne rek mu ngi enquête ci assassinat wu kii di Babita Deokarang di benn fonctionnaire bu gouvernement bu région bu Gauteng bi nga xamante ne rek mu ngi nekk côté Johannesburg moom bi nga xamante ne rek dafa fësaloon ni rek guerre maanaam corruption dafa am ci contrat public yu bëri yi jëm rek ci wàllum xeex Covid-19 bi mu ngi ko xamle woon rek ci compte Covid preneur di ay entrepreneur yoo xamante ne dafa jàpp ni rek dañu enrichir illégalement ndax comme pandémie bi di Covid-19 juróom-ñett nit nag jot nañ leen a teg loxo ci aljuma ji enquête bi nag mu ngi wéy ngir xam rek ndax faatoom bi ne dafa ñeel wala sax dafa lié ak position bi nga xamante ne amoon na ko ba yëkkati ko ci wàllum guerre ci Covid-19 bi. Afghanistan la ñuy jëm ak armée américaine bi nga xamante ne annoncé na ci guddi tey jile ni rek dafa amal benn frappe drone ci benn organisateur bu groupe état islamique te Khorassan moom mi nga xamante ne rek dafa revendiqué woon attaque meurtrière bi nga xamante ne moo amoon ci aéroport bu Kaboul frappe aérienne bi nag sans pilote lañ ko amalee ci province bu Nangarhar ca Afghanistan. France moom ci wàllum terrorisme ba tey Emmanuel Macron mel ni day woo te rek ci ñu bañ a rek baisser la garde maanaam daal ci ñu xeex continuer di xeex bu baax a baax état islamique mi mu jàpp ni menace xam nañ ni rek faw ñu bàyyi benn yoon suñu loxo ci xeex ndax nag Daesh dafa di menace te xam nañ ni que combat bi nag contre groupe terroriste yi dafa di priorité pour gouvernement moom nag mu ngi xamle li nu mel président français bi di Emmanuel Macron si jeextalu benn ndaje boo xamante ne rek mu ngi ko doon amal ak premier ministre irakien di Mustafa al-Kazimi ca Bagdad foofu nga xamante ne sax war nañ fa door tey jile benn sommet ak ay dirigeants yu Moyen-Orient. xibaaru tàggat yaram dañuy wax ak gayndey Sénégal yi nga xamante ne rek enregistré nañ seen ñaareelu victoire face à équipe sud Soudan ginnaaw rek benn match bu metti ak compliqué boo xamante ne rek amoon na seen diggante ñoom ñaar ñëpp waaye nag mujj nañ am succès bu toll rek si téeméer ak ñeenti poñ ak contre juróom fukk ak juróomi poñ mu mel ni nag homme Boniface Ndong yi dañuy qualifié wu ngir quart de finale ñu teewlu ci loolu suñu envoyé spécial Sadio Abibouka muy seetaanoon match bi foofule. ñaareelu ndam la pour équipe bu Sénégal bi mu di victoire bu leen di yóbbu ca quart de finale ñeel Afrobasket bu góor ñi ginnaaw ba ñu gagné équipe bu Sud Soudan ci carton bu njëkk bi match bu métti la woon ci ñaari côté yépp naam sax Sénégal ci ñeenti carton yépp moom moo dominé waaye nag li leer te leer moo di équipe bu Sud Soudan bi xarañ moom def nañ ko te mayuñ dara ndaw yu Boniface Ndong yi ni match bi di tàmbalee ba ni muy jeexee fu Sénégal dugalee ñoom ñu daal di fayu deuxième quart-temps bi ñu enchaîné ni mel équipe bi nga xamante ne bii mooy premier Afrobasket am seen jeu dafa gaaw ñu am ay ndaw yi nga xamante ne dañoo mën basket indil jafe-jafe bu baax équipe bu Sénégal bi ndax ñoom dañoo absenté woon carrément ci raquette bi rebond moom waxaale wuñ ko ba pare di bàyyi équipe adverse bi di dugal ay panier facile loolu sax moo leen gën a yokk tax ñu am confiance ci match bi bay enchaîner par ñetti points waaye nag expérience équipe bu sénégalaise bi mujjee am dëgg ci équipe bu Sud Soudan bi te loolee li ko gën a waral moo di Papy Branco Badio mi nga xamante ne dafa gën a wanewaat boppam ndax bi yoon 20 poñ ak ñaar la daal di dugal mu di performance bi raw ba mu defoon match bi ñu génn ci lu kenn du lam-laamee mu di joueur sénégalais bi gën a xarañ depuis ba compétition bi tàmbalee ba léegi góor gi si naam dugal na 2 poñ waaye nag taxu ko woon gis bu baax ndax jeu rapide bi équipe Sud